jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar luñ fi nar a waxtaane bokk na politique ñëw coalition wàllu Sénégal ñoom ba tey nag mu ñu nangu ne kii di Abdoulaye Timbo moom la ñu tàbbaat ca boppu maire ville bu Pikine ginnaaw ñoom bañ fa ñàkkee ñi di coalition Yewwi Askan Wi nag leader yi ñoom ñëpp nekkoon nañ fa démb ngir jàppale leen ci recours bi ñuy laaj ñi di conseil constitutionnel coup d'état ñu nemmee ko ci Afrique sow jant ginnaaw Burkina Faso niki démb nag am na bu ñu naroon amal ca Guinée Bissau Penda Mbow di professeur amal na ci lum ci yëkkati ginnaaw fan yu bëri yi nga xamante ne ñi di waa CUSEMS ak SAEMS ñu ngi doon amal seeni grève ba élèves yi sax bokk ci gouvernement bi jël na dogal taseeg ñoom niki suba ngir rek indi ci ay waxtaan xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram ñoo ndar képp yi la jotaayu xibaar léegi-léegi yaatal bi jërë ngeen jëf ñu leen di dalal bu baax a baax fii ci télévision Time for Africa xibaar yi dañ koy dooree ak lakk bu métti bi amoon ca benn gox bu yoo Jaksaaw nekkee ca commune Barkédji département bu Linguère daanaka amul kenn ku fa ñàkk bakkanam waaye nag lu toll ci juróom benn nekk oto ak lu toll ñaar fukki junne nag dafa daal di lakk village ginnaaw jéeyo ji ba mu amee nag ñu nekkee ca dëkk ba daal nañ maîtriser xal bi ba fay ko laata ñi di sapeur pompier di yegg si xamuñu nag ba tey ji lakk bi lan moo ko indi waaye nag ubbi nañ ab enquête ngir rek xam fu mu jógee junjoon naa leen ko ci bopp xibaar ñi di coalition wàllu Sénégal ñoom ba tey nag gëmmuñu kii di Abdoulaye Timbo moo daal di tabaat ca bopp maire ville bu Pikine niki démb nag amal nañu ab conférence foofee ca Pikine tax na sax ñi di coalition Yewwi Askan Wi leader yu bari ku mel ne Ousmane Sonko Bamba Fall ak Khalifa Sall teewoon nañ fa ngir rek jàppale leen ci recours bi nga xamante ne moom la ñu laaj conseil constitutionnel ñu déglu Ousmane Sonko. am loo xam ne kenn dootu ko nangu ci réew ñii nag yaakaar ni affaire bi affaire u Pikine la ma fàttali leen benn mbir foofu lay daanele ñoom tey def nañu recours à Mbacké def nañu recours à Rufisque def nañu recours à Sangalkam def nañu recours à Kër Massar def nañu recours à Oussouye ak yeneen bu ñu làmbee bi mu ndooy nañu xam ni yeneen yëpp foofu lañ koy jaarale nanguwaat commune yi kenn ku ne toog fi nga toog di seetaan naan affaire u keneen la loolu gàcce la ci opposition kon dañ ko def suñu affaire bopp xeex bi récupérer ko parce que loolu dafay am solo ci fi ñu jëm mooy département yu ëpp lim ci ay député boo ko gañee rek nu mu tuuti lax nga entre 35 40 ou 45 députés doog a ñëw ci liste proportionnelle kon loolu du lu ñuy sàggane Pikine du n'importe quel département moo tax ñu ngi leen di garantir di leen réitérer que ñooy bokk xeex bi lu mu laaj dinañ ko def. hold-up bi tàmbali na ko avant bi nga xamee ni éliminé na la liste de Yewwi Askan bi fii ak Bagay loolu romb mu ni tey docteur Cheikh Dieng gagné na mu ni loolu du jàll gis nga nag dama bëgg ngeen xam ni jàll bi ci ñun la des jàll bi ci sunu taxawaay la des et dama bëgg ñu waxante ko fii mooy ñun ñëpp nañu jóg taxaw pour que la victoire de Wallu Sénégal soit rétablie ici dans la ville de Pikine. ñu desandi ba tey ci politique ak ndaw ñi di convergence des jeunes républicains jamono ji ñooñee nag dañoo bëgg rek utaat keneen koo xamante ne mooy wuutu seen coordinateur boobee ndax kookee puusul randuwul te deful dara loo xam ne rek mën na tax ñu bàyyiwaat ko li ñu bëgg rek mooy jàppale président Macky Sall loolee tax sax keneen war na fa yëgaat ñu déglu kenn ci ñoom buy wuyoo ci Mohamed Rassoul Diouf. gi ñu njaboote muy COJER gis nañ ne doxin wi baaxul ndax am na combat yu bari yoo xam ne aujourd'hui COJER moom moo ko waroon jiite mais doxul ku ko jiite gis nañ ko ci élection yi ñu jóge mu dem nekk candidat ci bannière parti opposition dañuy wax président de la république que nag bu bëggee njabootam yépp mun a booloo ànd jeunesse bi mun a booloo waat ànd dans une même dynamique pour dem wax ak askan bi wax ak xale yi na fi jële ki fi nekk indil ñu quelqu'un de digne de compétent de respectueux koo xam ne dina wàcc ci dëkk bi liggéey li nga xam ne moom lañ soxla COJER suñu patrimoine la boo xamante ne nii bi ko suñuy mag yoree que muy Abdou Mbow que muy COJER dafa nekkoon structure bi gënoon fort au Sénégal. ñun amuñu problème mu nit amuñu problème ak doomu aadama parce que président de la république bi mu changé équipe bu Thérèse Faye ba teg ki fi nekk nii boobaak léegi daanaka léegi mu mën ñetti at. kenn déggul jiixi jaaxa biir COJER dégguñu xuloo dégguñu xeex au contraire sax ndaw ñu bëri biñu demee ba gisuñu seen bopp ci doxalinu COJER dañoo banque seeni loxo seetaan li fi nekk
li fi nekk ñu koy seetaan gis ne doxul li fi nekk puusul paasul dóorul fayiwul ñaata yoon leen gis jeunesse sénégalaise de l'opposition di song le président de la république COJER du réagir ñaata yoon leen fi gis récemment rek ci événement mois de mars ñu gis ne problème mu président de la république lu ci bëri problème la boo xam ne daf ko jànkonteel ak ndaw ñi te ndaw ñooñu noonu dara dalul leen lu dul dañ leen manipuler opposition boo xam ne ay meurtriers ñoo fa nekk ay pseudo violeurs opposition boo xam ne ay voleurs de ressources publiques ñoo fa nekk ñoom ñoo jug tey jii manipuler ndawu Sénégal ba ndaw ñi koo ci gis mu yaakaar ne président de la République Macky Sall def fi dara te président Macky Sall ku mu fi gënul gënoo ko. ñu jóg politique wax ci wàllum njàng meek njàngale bi ginnaaw grève yu bari yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko jamono ji ci ñii di waa CUSEMS ak SAEMS gouvernement bu Sénégal jaarale ko ci communiqué nee na dina amal suba waxtaan moom ak enseignants yi rek ngir ñu trouver protocole d'accord rek ndongo yi mën a delluwaat ci école yi. ñu wax ci ñi nga xam ne dañoo loru ci BRT bi di bus rapide transit nekkee ca Grande Médine Cambérène ak Malika ñoom nag mer ba futtu la ñu def rek jëmale ko ñii di waa Descos ginnaaw bi nga xamante ne Descos daf leen tere ñu tabax parcelles yi nga xamante ne moom lañ leen joxoon foofee ca Malika ci noonee sax daan nañ xamal ni ñi dinañu amal ab manifestation le 14 février jàppee ko 8h ba 10h foofee ca Malika beneen manifestation bi muy war a amee fii ci parcelle ci case bi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bu 17h jàpp 19h ñoomee nag nee na rek bu fekkente ne lu ñu laaj joxuñ leen dinañ boole état bu Sénégal ak partenaires yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey li nga xam ne mooy BRT bi. coup d'état yi bari loolu jamono ji fii ci Afrique jaww saw jant ginnaaw Burkina Faso ni ki démb lañ doon amal benn ca Guinée Bissau ñu jàpp na nag lu bari ci li am nag africain ñoom seeni bopp ñoo déggawul laaj bi samp ana nan la ñuy def rek ba jëlee loolu ñu déglu reportage Ousmane Nia. coup d'état yi ci Afrique yoonu européen yi nekku ci lu njig njaagate africain yu ñoo njàkk ñoo war a xoolaat seen bopp xool seen doxalin. yëpp défaut bi yëpp ci ñun Afrique la tubaab yi sax amul problème waaye lu nekkee lu ñu mënta xew rek ñu ne ay tubaab yi ñoo kii nii tubaab yi ñoo kii non réew suy baax ñi yi jàng dañuy booloo nekk benn ñu jàppali citoyens yi. Afrique nag ak coup d'état yi nga xam ne tena jeex am na ay taxawaay yoo xam ne dafay niroo ak doyadi déglul tubaab bi lim ci xalaat. Des coups d'état en Afrique, il y en aura toujours. Je vois pas comment ça peut s'arrêter. Le seul moment pour que ça s'arrête, il faudrait qu'il y ait une volonté réelle de certains peuples qui trouvent des leaders qui soient des vrais leaders, pas des leaders qui passent ouvrir des comptes en banque dans les îles Caïmans. déglul ma kii tamit mer ba futu la def guinéen la Guinée Conakry la dëkk la fa xew metti na ko lool ci xolam. Il y a européen toujours on va regarder africain comme personne qui n'est pas intelligent. Aujourd'hui, ce n'est pas dormir. Pourquoi? Ce secteur radio ici et Bissau se fait coup d'état. Mais c'est pas bon. bukki nag bu yabee waxambaane ca doxin mala mu mel ni kon chef d'état africain yi war nañoo gën a xoolaat seen bopp xool seen doxalin buñ bëggee ñu jox leen gëdd ci àddina bi ndaxte ñu ci bari dañuy jam baaraamu tuuma européen yi naan ñoom ñoo sooke coup d'état yi xew ci Afrique waaye loolee mu mel ni ñu ci bari ci askan wi ànduñu ci ndax dañoo jàpp ne Afrique moom li koy tardeel mooy l'ennemi de l'Afrique mooy africain yi kon kay waaye li de suñu bëggee mu jeex faaw rek réew yi ñu koy jiite ci démocratie waaye tam di suuraale askan wi nga xam ne ñu ci bari dañoo ndóol gu dul jeex. jërëjëf Ousmane Nia ginnaaw coup d'état yu bari yi nii fii ci Afrique sowu jant professeur Penda Mbow dal na ci yëkkati ay kàddu ñu déglu ko ci micro Bassine Lo. dama ci ànd ak naqar bu rëy ndax lépp loo xam ne nii tabaxoon nañ diggante bi ñu amee indépendance ak léegi mu war a jëmale Afrique kanam jëmale suñu région bi kanam dafa mel ni loolu yëpp waaw loolu nag bu amee naka la ñuy mën a jëmee kanam te coup d'état bu ñëw de ànd ak ay dee ay rey ànd ak yàq ànd ak armée boo xam ne nii dootoo xamante armée bi nu muy demee dafa laaj nag ñu taxaw seetlu xoolaat suñu bopp doxalin ndax lii di xew Afrique amoon na jamono Amérique latine la doon xewee waaye bu fa xewoon ndax mën nañ ni dictateur lay jox dictateur ba sax dana fa yàgg sud américanisation bi ñu nekkee nag fii ci suñu sous-région loolu dafa
ñu taxaw xeex ko àndandoo ñun ñëpp jóg ni lii du fi am ñaari yëf mooy ren am na jamono bi nga xamante ni dañuy wut indépendance gis nga fu mel ni Guinée-Bissau portugais yi ñoo ko colonisé portugais ak belge yi ñoo gënoon bon système colonisation ci Afrique yëpp portugais gis nañ ko ñoom ñoo mujjee sax décolonisé mën nañ ni Guinée-Bissau bi ay dans les années 70 74 ba ñu reyee Cabral 73 44 mën nañu sax ci la ñu commencé di am indépendance ba belge yi ñoom it ñu bon la ñu woon ñëpp colonisation benn baaxul waaye ñaar yooyu ñoo ci yee réew mu mel ni Algérie nga xam ni ñoom dañu xeex France pour France jóge fa bi ñu xeexee France jóge fa xeex bu metti muy dañu am indépendance en 62 léegi Algérie armée ba dafa nekk ni moom comme xeex na ba jëlee fa France moom moo am légitimité militaires yi defe ni ñoom rek ñoo war di gouverner ba léegi Algérie da nga gis ne armée ba dafa am doole lu armée ba décidé mooy am bu fa armée bi teg moo fay am loolu mooy li nga xam ni mën na indi affaire coup d'état moo dal aussi Guinée-Bissau ñu desandi ba tey ci wàllum coup d'état yi ñu nemmee ko jamono ji fii ci Afrique sowu jant ñu jàpp ne ndax militaire bu ñu jëlee nguur mi loolee day indi saafara ci réew ma waaw wala déet ñu déglu reportage bi nga xam ne Barthélémy Koli defal nañu ko. jamono ji coup d'état dafa jéggi dayo ci Afrique rawatina Afrique sowu jant li waral li ni mel nag askan yi jàpp nañ ne njiitu réew yi ñoo war a amaat taxawaay rafet ngir saafara loole. maintenant par rapport à ça yaakaar naa ni jàngat bi liñ ci war a def bari na quoi. jàngat bi li ci ëpp solo mooy la plupart des chefs d'état dañuy doon ay chefs d'état yoo xam ne peut-être dañu yàgg ci seeni pays te yàggaay boobu peut-être dañuy dem ba nit ñi dañuy gis ni peut-être xëy na peut-être ñoom moom dëkk bi wala ñoom moom nguur gi di buumi te ci loolu tam aussi askan bi dañuy dem ba xam ne gisuñu seen bopp suñu réew mi di doxee quoi donc loolu aussi bokk na peut-être si yi gën a tax peut-être xëy na ñuy interpeller armée bi ba armée bi aussi ñoom tam fexe ba nangu nguur gi ci ñoom pour rétablir situation bi quoi. bëgg jiite warul tax ñi def naka sudul noonu waaye def coup d'état ngir jiite loolu baaxul pour réew. jiite neexut ku ko bëgg rek yooyowoo ko chef ak seex ñooyam ku ko bëgg rek yooyowoo ko neexut kenn du ko xëccoo kon nag gëw ma ni ku jiite jaral reye jan ngaa jiital. gëwma loolu gëwma itam ni ku jiite def lu tax ñu xalaat laa rey war ngaa jiite kon gëwma ni coup d'état solution la waaye gëwma ni bëgg nguur ba mu jaral lu ne solution la. armée bi nu mu njëre nguur gi askan yi ñaaw lañu ko te tamit xamal nañu ne coup d'état militaire du solution ngir safaral problème politico-sécuritaire ci réewu Afrique. est-ce que coup d'état yooyu ñuy def aussi dina régler situation dëkk bi dina tax askan bi wala peut-être liñ doon xaar ci ñu ko yor ñi muy militaire bi est-ce que liñ doon xaar ci ñoom dinañ ko gis donc loolu aussi yaakaar naa ni lu jar a jàngat la parce que aussi gis nañ que ni am na ay dëkk yoo xam ne coup d'état day am militaires yi dañuy jël nguur bi nekk ci mais souvent tam boo xoolee tam objectif bi leen taxoon pour ñu def coup d'état bi pour rétablir situation bi duñ ko atteindre ba finalement day ñu dem aussi retourner encore population bi encore dalaat seen kaw quoi. coup d'état nekkul lu jëmale kanam réew te tamit du solution moo waral askan yi di ñaan njiitu réew yi ñi jël seen motuwaay ngir saafara li ni mel. jërëjëf Barthélémy Koli ginnaaw coup d'état yi fi am nag amalaat nañ lim lu toll ko junne ak ñaaru coup d'état yoo xamante ne moom lañ ko nemmeeku fii ci Afrique lu jàpp at 1952 ba 2022 ñu jàpp na nag lii di Nigéria moo ci gën moo jël premier rang bi moom mu nemmeeku nañ ci ñoom lu toll ak juróom-ñaari coup d'état Burkina Faso Soudan ñoom ñoo jël ñaareelu position bi ak juróom benn coup d'état Mauritanie Ghana Bénin Comores ak Burundi ak Mali ñoom nag ñoo am kenn ku ne juróomi coup d'état yeneen réew mi nag ku mel ni Guinée-Bissau Niger Centrafrique Ouganda Congo ak Tchad ñoom ñoo ne kenn ku ne am nga ñeenti coup d'état ñeneen ñi nga xam ne des nañ ci di Guinée Éthiopie Togo ñoom kenn ku ne am nga kenn bokk na ci Côte d'Ivoire Gambie ñoom it kenn ku ne am nga kenn Sénégal rek mooy benn pays bi nga xamante ne jamono ji nemmeeku fi ñu benn yoon coup d'état te yàlla na bu mu fi mës a am. ginnaaw coup d'état yi ñu wax ci leneen soxal société say nekk loo xamante ne dañ ko doon amal ngir boore ñaari nit ñu daal di ci am lu barke jamono ji nag biir série bari na ay jafe-jafe Sénégal yi nag yéen nañ ci yàb bi ñu déglu ci reportage yu Oumou Kalsoum Diallo.
sëy nekkoon lu dëgëral diggante yi ci ñaari way dencante wante jamono ji ñu toll daa tàmbali di nax saay ginnaaw bi ci mooy amee wàll sénégalais yi ñu dénk micro bi di wax ci seen xalaat àdduna nekk lu doy waar di ñu xamal Séykou Baldé mu teg si ni mooy yëfi wor la as nit soo demee ba dund sa jeunesse boo ko weesoo di sëy dangaa war a defaraat sa taxawaay. li ngeen wax noonu la quoi parce que àdduna bi moom dafa doy waar trop. gis nga genre yooyu foo ko gis affaire wor la parce que ku wor mooy def yooyu nga am sëy ba pare nga def am beneen farantu à côté parce que nit ki moom li nga def sa jeunesse ba nga pare sa jeunesse boo demee ba nga am jëkkër war nga ko bàyyi ba mu set wécc nga toppatoo sa jëkkër nga nawloo ko respecté ko jàppale ko. Moustapha Ba moom di célibataire wax ni matérialisme bi dafa bëri ci jigéen ñi teg si ñenn ci góor ñi doyluwuñu. waaw bon donte célibataire laa nag mais am na quelque quand même benn idée bu ma ci am mooy que léegi lu ma gën a seetlu mooy matérialisme dafa bëri ci société bi te xale yu jigéen ñi tey soo seetloo ba seet jamono ji ñu toll bon ku yorul duñu ànd ak yow wala suñu ànd ak yow il faut que nga leen di nax da leen gëm loolu amul nga biñ demee ba nekk ci biir après ba ñu xam ni yow ah lii kat la demee en réalité tax koo demee noonu wala mooy loolu la ngay suturlu rek après nañ la bàyyi mais duñ tëb bàyyi la ay problème lay indi naaka xam nga loo wax ñu këpp si kaani moom loolu moom warul tax moom matérialisme moom warul diriger société mais nag malheureusement jamono ji ñu toll te matérialisme dafay loo xamante ne dafi am doole lool te looloo tax jigéen ñi daal lu ci ëpp loolu lay doon mais yenn góor yi aussi tamit ñoom dañoo doyadi. Modou Diop di taximan jàpp ni jabar bu njëkk ba dañu ko daan tànn la woon moo woon ni moo tax tas yi di bëri. li ko waral mooy nit ki booy bogganteeg nit ki bu jëkk soxna wala jëkkat des ko daa tànn comme ni nuy tànni gerte da nga daa xool ndey ja ndax sëy moom da ngay xool ci ay waajuram bu ay waajuram li ci ëpp bu ay waajuram baaxee mën naa jóg waaye nag boo dajeeg nit ci mbed mi dajeeg nit ci ay comme ay choléra ay dasin yu demee noonu ngeen gisante fa rek boggante na takk ga gaawee na la tas ga di gaawee. jamono ji moo soppeeku wala pertum valeur moo ñu sonal en tout cas sëy di lu sérieux du lu ñu war a foowee donte yombul nit ñi di xalaat te dolli couple yi ñu gën a muñalante jàppalante bëggante te sàmmante ci li nga xam ne moom la lislaam daganal ci sëy. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ñu wax ci xibaaru bitim réew ànd ceeg Basine Nialo ñu wax Guinée Bissau ginnaaw coup d'état bu ñu fa naroon di amal niki démb déggoo nañ fa ay balu fetal ca capitale ba bu ñu sukkandikoo ci président Umaro Embalo Sissoko ca France naka ñi di fondation Abbé Pierre ñoo daal di amalu bilan quinquennat kii di Emmanuel Macron ñu jeexalee xibaaru bitim réew ak Moyen-Orient ñi di Émirats arabes yi ñi di rebelle Houthi yi dañ leen a daal di attaqué leeral yi ak Basine Lo. xibaaru biti réew dañ koy dooree foofee ca réewub Guinée Bissau nag njiital réew ba di Umaro Sissoko Embalo moom nag daal dinay dëggal niki démb ci talaata gi ci situation bi nga xamante ni moom la réew bu Guinée Bissau nag doon jànkonteel ci nag wàllub ab cong nag jëmale ko ci xeex li nga xam ne mooy démocratie bi ay tiir nag lañ fa daal di nemmeeku ci booru palais présidentiel bi nag lu bëri ci ay doomu aadama daal dinañ si am ay gaañu ñu ci bëri nag ñàkk ci seen bakken bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew ba di Embalo Sissoko moom nag ay juróomi waxtu nag toll na ci bi nga xamante ni amal nañu cong yu foofee ci jamono bi nga xamante ni mu ngi doon amal conseil des ministres extraordinaire ci palais présidentiel ba li ni mel nag mën nañ ko méngale ak théâtre ci ngoonu démb ci talaata gi ñu wéyal xibaar yi dem fële ca France foofee nag ki nga xam ne mooy njiit ba di Emmanuel Macron moom nag dina amal ab vidéo bu mu nar a def niki tey jii nag ci ñeel la bés bu représentation ñeel rapport annuel bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel nag ci wàllu mal logement bu fondation Abbé Pierre nag di naqalu itamit gumba gi nga xamante ni way politique yi daal di nañ koy gumba ci li ni mel moom nag loolee tax na nag mu daal di fësal ab njàngatam ci juróomi at yi nga xamante ni njiitu réew bi daal di koy def di Emmanuel Macron ci wàllu économie nag jëmale ko ci li ñuy duppee APL logement social nag ci
ci rapport bi nga xamante ni daal dinañ koy fësal tey jii ni ci loolee nag tax na lu ëpp ci ay candidat yu féetee ca gauche ba nag danañ ci jël parole niki tey lay am foofee ca France. ñu jeexalee xibaaru biti réew yi foofee nag ca Moyen-Orient nag nga xamante ni dañuy jànkoonteel jamono ji ay attaques yu rebelle yu Yémen nag jëmale ko ci Émirats arabes unis. waa États-Unis nag daan nañu fësal ab bataaxal buy wane ne niki tey ci àllarba bi nag danañu jagleel ab navire de guerre ak avion de chasse bi nga xamante ni dana mën a jàppale seen partenaire stratégique boobee nga xamante ni seen ko xaritoo nekk na lu yàgg. waa États-Unis nag ci jàppale boobu nag fësaluñu benn date lañ koy jébbal waa Émirats arabes bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi jànkoonteel ay menaces ci loolee sax ci ab benn appel téléphonique ci veille bi ci dox ci diggante jëwrin bu Amérique bu yor wàllu ba défense ba di Lloyd Austin ak ki nga xamante ni mooy prince héritier d'Abu Dhabi nekk itamit dirigeant bu facto bu dëkk ba di Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. ñoom nag ñu ko daal di fësal ci ab communiqué bi nga xamante ni ambassade bu États-Unis ba nekk foofee ca Émirats arabes. Basine loolu ñaan ñu koy jaajëfal bu baax a baax xibaaru tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations ginnaaw conférence de presse bi Aliou Cissé def wax ci match bi war a am tey jii ci kanam tuuti ñoom ak Burkina Faso ñu déglu leeral yi ak ki nga xam ne mooy Fatou Dieng. ñu tàmbali xibaar tàggat yaram ak match équipe nationale bu Sénégal war a jàkkaarloo ko kii di Burkina Faso ñaareel bi yoon équipe nationale bu Sénégal dem demi-finale ci Coupe d'Afrique des Nations coach Aliou Cissé di xam ne match bi du lu ñuy sax-saaxe. tey ñuy xeex di liggéey ba egg demi-finale mun naa wax ni que match bu am solo la Burkina Faso ak Sénégal xam ngeen seen jàkkaarloo souvent ay match yu intéressant la match yu am solo la comme ni ma ko waxee sànq mais en tout cas ñu ngi koy waajal bu baax a baax. waaw côté motivation ak détermination moom lu ma fa wax mën naa wax ni que tey lu xew Burkina ñu ngi koy regretter bu baax di ñaan yàlla jàmm ñëw fa mais motivation bu ñu mënta am tamit foog naa ñun Sénégal ñun ñoo leen ëpp motivation. tey suñu objectif depuis début CAN bi ba léegi mooy dem manko dem wuti ndam li ci yoon boobu nañ nekk donc mën naa wax ni que motivation Burkina Faso du normal na. mais tey joueur yu ma yor ak man nii di wax ak motivation bu ñu yor tey itam motivation bu am solo la. waaw mais sérénité rek voilà sérénité je pense que c'est important il faut pas que tamit enjeu match bi dem ba un moment donné yàq jeu bi donc je pense que lu gën a am solo pour ñun mooy que ñu xalaat nan la ñuy jouer teg bal bi ci suuf jouer respecter consignes yi du match boo xam ne dañuy ñëw saax-saaxee ko match boo xam ne dañ ko war a réfléchir jouer ko parce que buñ ko jouer woon duñ ko gagner. coach Burkina Faso Kamou Malou feelu ko ci conférence de presse bi mu amaloon niki ni démb muy xam ne li xew seen dëkk deful lu dul gën leen di ñaax ngir ñu gagné Sénégal daal di dem final jël lii di coupe bi. merci pour l'opportunité que vous me donnez ici de. maa ngi ndokkeel Aliou Cissé ndax nekk na kenn ku ñu ràññee ci techniciens yi rawatina ci côté défense bi xeexu Aliou Cissé bi nag moo nekk sama xeex ndax yàggul dara gis nañ pays africain yu bëri ku ci nekk wut si nga sa coach te andiwul njëriñ yu bëri ci réew mi léegi nag dafa jot coach africain yi mobiliser wu wane seen jàmbar ak seen xarañte ngir ñu mën a am li ñu bëgg li ñu nangulul yenn coach yi lan moo tax ñun mënuñu ko nangul dafa jot nag ñu développer suñu football te ñu bàyyi ñu doxal ndax ñu mën a am développement. jërëjëf Fatou Dieng mu nekk élément bu mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa di ñaanal gaynde yàlla may leen nam ci demi-finale bi indi ndam ñi fii ci Sénégal jërë ngeen jëf.